assistance bi comme li ñuy wax rek ñu ngi bëgg commencer conférence de presse bi comme d'habitude ñi nga xam ne ñoo fi teew comme presse ñu dëkk ak ñoom suñuy mbokk bi suñuy dëkkandoo donc mën nañ ci citer ñu wax Cheikh Ndiaye moom moo nekk Zone TV ak Seydina moom ñu mën ko présenté xam ngeen ko moom moo nekk Niakoulrab TV Cheikh Ahmed Tidiane Daaru Info kon ñoom ñoo fi teew kon monsieur le président pour interview rek dañuy bàyyi mu def mu présenté wu mu wax ci cursusam ak ko dugal ci bëgg kon président ak daal moo def fekkee gars yi pare na la maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ne sa tur ak sa sant man la Abdoul Aziz Sall président du mouvement ànd defar suñu gox maa woote woon tey conférence de presse pour waxtaan ak askan wi waxtaan ak suma waa mouvement waxtaan ak waa commune bu Tivaouane Peulh Niaga li waral woote bi nag ku ne xam nañ ne dañuy jublu ci élection locale te man mu nekk candidat ci élection yi ñu jëm muy le 23 janvier 2022 di ñaan yàlla may ñu ndam lu sedd buy ba ñu mën a dem gérer commune yu Tivaouane Peulh Niaga commune askan wi xaar man Abdoul Aziz Sall nag li may faral di wax toujours man Niakoulrab fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa defee sama cycle primaire jóge fii dem defi sama cycle secondaire Tëngéej moo demee ba classe de 3e toujours dama koy faral di wax suma yaay soxna Bigué Ndiaye nekkoon jigéen bu diminué bu yàlla dogal mu néewoon doole lool te yaakaar naa ne képp ku ma xamoon ci njàng ñi ma bokkaloon classe am na ñu ne fii xam nañ ne bokkoon naa si les meilleurs élèves de ma génération. Par la suite laa wax ne daal man daal damay bàyyi jàng dem defi formation supérieure bi ma demee defee formation supérieure yàlla aussi dimbali na ma bi ma génnee ba am diplôme bi teeloon naa liggéey maa ngi jëkk liggéey ci benn entreprise bu ñuy wax SECAT bi ma fa jógee aussi laa dem ICS aussi moom la fi benn contrat ICS aussi def naa fa 56 ans yooyu nag laa commencé di mën a dimbali suma yaay muy xaw a noppalu tuuti mais nag yàggul aussi pratiquement bi may ne ICS la suma yaay gaañu en 1997 boobu la gaañoo bon ma continuer ICS ba 99 laa jógee ICS dugg ci commerce bi 99 ma dem Niaga Lac Rose Niaga Lac Rose fa laa nekk doon def exercer commerce ba 2011 laa opté pour dugg ci promotion immobilière ma dem defi formation bi aussi parce que kenn du dugg ci comme Afrique immobilier dafa sensible ma dem defi formation bi ma fa jógee laa ubbi benn agence immobilier boole ko ak di def bâtiment mu en quelque sorte daal dugg ci opérateur économique pour la ma say jëlee ma mën ko boole bokk ak askan bi ci côté social ci loolu laa nekk di def opérateur économique yor entreprise bu ñuy wax agence Serigne Babacar Sy bu nekk fii si commune Tivaouane Peulh Niaga si yoonu Lac Rose bi
bi ma toogee ba sax yaakaar naa ne 1 an ci ginnaaw bi ñu préparé local yi man daaw ma def politique du ma politicien askan bi Tivaouane Peulh ñàkk rab ñu dajaloo ñëw seet si ma toujours dama koy wax may wax ne man du maa créer mouvement bi déedéet askan wi ñoo ñëw seet si ma nañu daal dañoo am choix si yow pour ñu créer benn mouvement bu ñuy wax ànd defar suñu gox nga jiite ko ndax dañoo bëgg a dem élection locale yi di ñëw diisoon na ci man parce que comme man daa def politique te liggéey rek laa xam social daal laa gënoon social bi laa gënoon féete dimbali askan bi ah bi ñëwee wax ma ko moo recevoir leen waxtaan mais c'était un peu dur pour moi ndax opté wu ma woon def politique ci laa liggéey may parce que aussi suma papa bàyyi na fi ñoo xam ne suma kilifa lañ suma yaay aussi bàyyi na fi ñoo xam ne sumay kilifa lañ ñoo ak ñi nga xam ne aussi sumay conseiller lañ woon danaa dem di waxtaan ak ñoom ndax bu ñoom dugg ci erreur ah bu ma demee waxtaan ak ñoom ñu xamal ma ne comme ñoom dañu am choix ci yow te yaakaar nañ ne choix bi mën nga koo doxal ah ñu daal bu ñu sañoon nga bañ leen a gànt si laa leen joxaat rendez-vous ci suma agence laa leen jox rendez-vous parce que heure liggéey la woon bu ñu ñëwee mën na leen d'accord naa pour ànd ak yéen si mouvement bi ngeen di wax ci lañ créé mouvement bi bëgg def un an ñu defoon lancement bi au mois de juillet si terrain football bu Niakorab bi invité woon nañ population bi wuy si woon nañ fa lañ déclaré woon suñu candidature boobu ba léegi nag ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi si porte-à-porte ñu ngi seen askan bi ñu ngi dem fépp pour la ñu waxoon askan bi ne leen dañuy nekk candidat te dañoo bëgg mairie Tivaouane Peulh yoon boobu daal ci lañ nekk ba tey en principe kon wax yaakaar naa ne loolu moo la bëgg ci politique dañuy ñëw commune yu Tivaouane Peulh ñàkk pour l'émergence de cette commune toujours moom laay wax loolu rek moo ñu indi ci commune pour soqali gox bi ndax ñun daal jàpp nañ ne bu ñu askan wi wóoloo boo jox ñu commune yu Tivaouane Peulh ñàkk incha allah dinañ ko yóbbu fu ñëpp doon xaar ndax loolu rek mooy suñu sooy soxlawuñu si leneen te ku ne xam ne ne mouvement bi vraiment am na détermination boo xam ne ñi ma àndal ñëpp aussi loolu rek moo leen tax a jóg ndax souvent dama koy faral di wax ñi ma àndal ne leen dëkk kenn mënu koo defar ci poche am lu may def social su ma bëggee ne dëkk bii dama ko bëgg a defar ci sama poche damay nax nit ñi rek waaye wax ma dëkk ndax lii nga xam ne moo ñu tax a dugg ci politique muy nekk maire Tivaouane Peulh ñàkk ku nekk xam na ne maire yi démembrement état la bu état jël pour mu jege askan wi pour mu dimbali askan wi ci naka parce que c'est vrai Macky Sall le président mooy président Sénégal mais nag bu fépp la mën a teg tànkam xam na lépp la kon bu jëlee ci ay bànqaasam dénk maire lu mel ni 9 domaines de compétence transférés yi ñu leen jox yaakaar naa ne bis bu ñu jëlee maire bi 9 domaines yëpp dinañ ci def suñu kémt lay kattan pour population bi gis ci seen bopp bu baax a baax a baax te bis bu ñu jëlee maire bi li may faral di wax lépp lu maire bi am muy ay ressources muy ay budget dinaa ci boole uti ay partenaires ak man suma li ma am as néew mu bari ma boole ko dimbali askan bi ndax mairie Tivaouane Peulh dem fa ñu di xaar lii daal moom laa waxoon ne dinaa ko leeral askan bi ba ñëpp dégg li ñuy wax ci ñun suñu programme
yi gën a essentiel parce que am na 9 domaines de compétence mais nag am na yoo xam ne moom la askan wi gën a soxla lool lu mel ni aménagement du territoire ndax dëkk bi fi ne xat na lool boo demee mairie Tivaouane Peulh ñàkk man damay wax ne bés bu ma jëloon mairie bi dinaa essayer trouver benn site bu gën a adéquat tabax fa benn mairie boo xam ne vraiment askan wi yëpp dinañ ci gis seen bopp dinañ xam ne mairie bi daal répondre na ak normes yi nga xam ne moom la ñëpp di xaar loolu moom vraiment li may jëkk a def loolu ci la bokk d'abord mooy localité mairie bi mu répondre par rapport ak li ko ñi di xaar parce que commune Tivaouane Peulh Niaga dafa yaatu lool lu mel ni côté culture parce que bu nekk dañ ciy cof rek ndax bu ñu bëggee jël yëpp duñ fi jógee lu mel ni côté culture aussi dafa am solo lool ci suñu zone bi lool ku ne xam na ne dëkk mënul dox sans culture bi aussi yaakaar nañ ne am nañ ci ay projets yoo xam ne ay projets yu fiable yoo xam ne bés bu ñu ko indilee askan wi bés bu ñu askan wi falee buñ ko defee képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci culture sa xol dina set ndax culture bi aussi prévoir nañu ay financement yoo xam ne ay financement waaw logiciel yoo xam ne ci groupe théâtral yi groupe de danse yi ak ñëpp ñoo xam ne daal ñu ngi seq culture bi ñu tabaxal leen benn centre boo xam ne culturel boo xam ne ñoom dañ fa mën def seen activité te ñu gunge leen aussi financièrement ndax bari na daal ñu ñëw di ma réclamer ne culture Tivaouane Peulh Niaga dafa sooxe lool te nag comme dafa bokk ci démembrement état yi ñu alloué maire man de bis moo ko jëloon ñi nga xam ne ñu nekk ci culture daañu kontaan ndax loolu lépp loo xam ne war na ak ñoom dinaa ci def la ma mën ci wàllu culture wàllu domaine national bi aussi nga xam ne moo lëmbee commune nan la ko lëmbee koo wax mu ne problème yu bari na ci domaine national foofu nag li may wax mooy li leen problème yëpp mooy ñàkk a defar ay këyit ci mairie Tivaouane Peulh Niaga ñàkk a délibéré defar ay notification rek notification te notification yi ñu lay defal souvent boo ko jëlee boo demee tribunal juge bi da lay wax ne yow di nga mën a jël dafa mën a rek kayitu suukar boo lax si caaf rek sànni loolu c'est dangereux parce que domaine national dafa nekk loo xam ne dafa sensible trop boo demee tribunal presque coowam rek nga fay fekk comme man nag agent immobilier la yaakaar naa ne su ma waxee ñi ne leen bés bu ma jëlee maire bi coowal suuf moom dina jeex ci commune Tivaouane Peulh Niaga ndax képp koo xam ne yaa ngi yor sa suuf nga moom ko dinaa yebal sama commission ñu saytu ko ba mu wóor nga def demande délibération man ak samay conseil ñu xool lañ ca war a def ñu def ko utal la délibération alloué la ko jox la ko nga occupé ko ñu éviter aussi ay double délibération parce que des fois day am benn site nga am si délibération keneen am si délibération loolu lépp ñàkk liggéey rek moo war a loolu te bari na si commune wala defar ay notification yoo xam ne amul benn valeur juridique loolu aussi liy yokk domaine national bi ci la bokk ñu xool périmètre Tivaouane Peulh Niaga ñaata la am superficie si domaine national parce que si loolu le maire am droit
pour xool ko pour saytu ko mooy domaine national yeneen domaines yi lu mel ni bàyyi ak titre foncier loolu maire géré wul loolu domaine national bi daal muy suuf si coow li bari na te man Abdoul Aziz incha allah bés bu ma waa mairie Tivaouane Peulh commune Tivaouane Peulh ñàkk wóoloo problème boobu dinaa ko régler définitivement bu jeex incha allah. wàllu santé aussi c'est difficile la santé santé bi metti na lool trop feebar faju daal ci commune Tivaouane Peulh ñàkk jafe na lool te yéen ñi may waxal askan wi yéen a ma ko gën a xam fu mel ni ñaari dëkk yi nga xam ne mooy samay fief muy ñàkk rab muy ñàkk ndax ku ne xam ne man dama dëkk ñàkk rab am fi njaboot am fi kër am fi soxna ak ay doom dëkk ñàkk aussi am fa kër am fa soxna am fa njaboot ndax wax naa leen ñàkk na leen léegi def naa fa presque 22 ans su ma njaboot ña nga fa am naa fa kër am naa fa lépp ni mu dëkk fii rek laa dëkk fa lépp te xam naa ne ñun sonn nañu ci problème santé loolu poste de santé yi benn xat na amul équipement bénévole ya fa nekk di liggéey souvent dañuy ñëw ci ku mel ni man di jàmbat dañuy sonn te duñ am dara te lu mel ni santé nag man dama jàpp ne li jiitu mooy yesee liggéey war nañoo yëg seen bopp la ñoo ngi liggéey d'abord parce que nit boo koy liggéeyloo te amul dara soo ko bëggee jubal day jafe soo bëggee mu sawar aussi dafay jafe trop ñooñu déjà war nañ leen taxaw pour fa ñu liggéeyee ñu mën fa am dara ba seen xel daal ba ñu mën ko yóbbu seen kër te ndax njàmbat li wàññeeku. deuxièmement mooy si wàllu santé aussi bés bu ma askan wi wóoloo ba jox ma mairie Tivaouane Peulh ñàkk rab poste de santé yu bari incha allah dinaa fexe ma transféré ko def ko ay centre de santé équipe que nag boole budget santé ak li ma waxaat ko ndax bari na ay partenaires yu may xaar man pour jàppale ma buñ ma dénkee commune waaye bu fekkee ne da nga yor commune te yow commission yi nga yor yépp yaa xam nu mu toll yaa xam 15 la yaa xam nu mu toll benn doxul lu dul domaine national jaay suuf rek ah yaakaar naa ne commune nag loolu doxal commune loolu doxalu ko ma daal maa ngi wax ne commune Tivaouane Peulh ñàkk bii pare na si domaine 9 domaines de compétence yépp pour yóbbu ko fa askan wi di xaar ndax xam naa ne mën naa ko te ñi ma jiital loolu la ñuy xaar ci man te loolu rek mooy sama conviction mooy sama bëgg-bëgg te falaa teg sama bët incha allah je ferai le maximum possible pour réussir projet boobu nga xam ne askan wi moom lañ may xaare moom lañ may séentoo te moom lañ bëgg ci man wàllu éducation bi aussi éducation bi vraiment li xew commune Tivaouane Peulh doy na waar parce que man boobu ba léegi maa ngi dem si commune bi yëpp village traditionnel yeeg cité yeeg yëpp maa ngi fay dem amul fu ma bàyyi fu ma dem njàmbat li benn la suñu doom yi école yi xat na dem naa fu bari sax foo xam ne dañ may wax ne ma ñoom dañuy jël ay banc di ko jox seen doom yi pour bu ñu yóbbu ko ci classe yi di ci toog loolu doy na waar lool te éducation am budget loolu man mënuma ko comprendre classe yu xat ba élèves yi di yóbbu ay banc di toog
mais domaine national bi mais yaatu na am espace am na fii man bu ma waa bu bés bu ñu ma dénkee commune bi li may jëkk a def si enseignement d'abord mooy tabax ay école parce que école yi daanaka li fi nekkoon presque 15 ans ci ginnaaw ba léegi moo fi nekk mooy tabax ay école d'abord équipé ko demander état bi ay enseignants yu baax ñu jàngal xale yi parce que enseignement bu doxulee réew mënul dox enseignement bu doxulee réew mënul dox kon enseignement bi aussi daal mën ma si ñàkk wax éducation bi vraiment sooxe na lool te incha allah bokk na si point yi nga xam ne ñoom laa gën a teg bët pour relever défi bi loolu daal maa ngi koy wax askan wi yépp di wax nañu muñ rek incha allah yàggatul changement dina am te bés bu amee commune Tivaouane Peulh dañ xam ne ki ñu doon xaar maire bi ñu doon xaar ñu Abdoul Aziz Sall yegsi na. waaw loolu dinaa sawar bu tontu ci lool xam nga naxaate baaxul àddina naxaate baaxul xam nga man mënuma comprendre ma créer mouvement am récépissé dem fay caution dem déposer sous préfecture comme ni ko ñëppay defee su may liste génn ma continuer sama liggéey nekk ci porte à porte yi c'était askan wi di waxtaan ak ñoom xëy rek dégg ay rumeur ñu ne Abdoul Aziz Sall dañ ko recalé di loolu nga ma laaj. dañ ko recalé parce que xaw ma lan maa ngi lay wax ne gis nga ni ñu koy déggee yow. ba di ko laajte man noonu laa ko déggee yaakaar naa loolu bu doon am décision état lay ne d'abord. jaare sous préfecture bi nga xam ne moo ma joxoon valider ma sama liste mais ba fii may wax yow de ni nga ko dégg rek laa ko dégg doyen question bi daal loolu laa si xool man daal maa ngi sama yoon maa ngi si pré-campagne bi maa ngi pré-campagne bi pour incha allah bés bu ñu sa tolloo le 23 waa commune Tivaouane Peulh ñàkk dénk ma seen commune. question bi loolu laa si doon. waaw donc monsieur le maire ba léegi. xam nga tout à l'heure yaa ngi wax donc si culture ak yooyu yëpp yaa ngi si wax c'est bien bon donc dañuy jël religion rek ñu intégré ko foofu noonu si culture boobu yàggul dara dafa am xew-xew bi fi am boo xam ne xew-xew boo xam ne ñàkk yëpp dañ ko respecté yow nga ñëw am na taxawaay boo xam ne dafa tax sax ba xew-xew boobu yàqu ñu bëri dina si invité loolu mais loolu si yàqoo yow yaa ko waral yow ñuy nekk doomu ñàkk yow lan ngay wax si loolu. waaw li may wax si loolu mooy. ak mbir yooyu tamit yow nan nga ko dundee yow. waaw li may wax si loolu mooy di weddi ndax dañ ne tuuma mënoo ko bañ waaye nag yow mi ñu tuumaal bu dee defoo weddi xam nga man damaa njëkki sànq ma ne ñàkk rob laa juddoo fii laa yaroo sama cycle primaire fii laa ko defee suma papa aussi di. taalibe Tijaan bu mag bu ñëpp xam yoroon dëkk bi pendant 40 ans nekk chef de village ñu koy wax El Hadj Abdoulaye Sall yàlla na ko yàlla yërëm mu jur ma nampatal ma ci tijanisme tudd ma maam Abdoul Aziz Sy Dabakh mu mag waaye ñàkkroo sama waa dëkk créé benn événement bu ñaan ngontal Serigne Babacar Sy ñu invité ma ànd ak sama waa mouvement dem ca bi ma demee mbooloo mi ma àndal dafa bari macha allah ndax wax naa la askan wi ñoo ma bëgg ñoo ma fonk du man ndax bu dee man rek mënuma dara mais askan wi ñoo ma wóolu ñoo ma bëgg ñoo ma fonk keroog yéex naa ñëw sax parce que fekk ma ay ñàkk bi ma ñëwee presque ay 21h maa ngi fekk fii siège bi mu ngi fees dell li fi nekkoon daanaka mat na lu mat 400 personnes man foofu sax dama tiit li ma jëkk xalaat mooy waa man ñii ñëpp duñ xaj ci bâche bu ñu jëm
mais xam nga nit ñi aussi du ñu ñëw pour ànd ak yow nga naan non nañuy dem nañuy toog loolu man ko bon bi ma ñëwee ma préparé wu ànd ak ñoom véhicules yi yoroon aussi dafa bari oto yi dafa bari ba ñu demee ku ne xam ne fañ doon defee événement bi dafa xat ah su may nit bi ñëwee gaare seeni oto bi ñu gaaree ñi doon organiser jànge yi les organisateurs bi ma ñëwee ba ci bunt bi ñu ne ma mbooloo mi nga ànd dafa bari li ñu lay ñaan rek mooy yow ak 2 personnes lañ lay ñaan nga dugg ngeen yéeg ci podium bi ñu ci des xool bu fekkee siège yi des nañu toog bu desul aussi ñu wër bâche bi taxaw may leen ni amul problème parce que mbooloo bi yëpp xam naa ne man xajul fii léegi man ak 2 personnes bi lañ dugg maa ngi àndoon ak ay kilifa ku mel ni sama taawu papa bu Moussa Sall ak xaritam bu ñaan mbaykat ñooñu laa choisir ma leen kon naa bàyyi na ma dugal ak ñaar nit ñi mais ñu installé ñu dem toog bi ma toogee ba pare même pas 10 minutes maa ngi fekk sëriñ baa ngi waxtaan bi. allez-y. maa ngi fekk sëriñ baa ngi waxtaan. même pas 10 minutes laa dégg bruit parce que man maa ngi si podium ba ak buntu bi sore na laa dégg bruit yàlla mi ñu tiim xam ne na gis nga man ak ña fa nekkul ñoo yem ci coow la bi ma laajtee waaw lan moo xew fii ñu ne ma beneen camp bi ñoo ñëw mooy le maire sortant ak ay nitam ci liñ ma wax laa wax bi ñu ñëwee ñoom aussi dañ leen proposé ne leen organisateurs yi ñu may dégg de bu loolu amul nañu demaat ci médias yi ñu weddi ñu proposé leen comme li ñu ma proposé ñu ne bon yéen aussi da ngeen ñoom it dañu indi mbooloo il paraît ñu proposé leen ne leen 3 personnes yooyu dugg maire ak ñaari accompagnant am na si ñoom ñu bañ loolu ne ñoom dañuy dugg par force ah organisateurs yi aussi comme ñoom moom seen événement ñu ne leen loolu du am parce que Abdou Aziz bi mu ñëwee mais liñ ko wax da ko accepté bu ngi nee toog si podium bi ñooñu aussi peut-être la leen organisateurs yi wax loolu lañ bañ ñu def forcing ak organisateurs yi ah fa la coow yi commencé man fa ma toog jógeewu ma fa te amul kenn ku la mën a wax ne man ku ma àndal mu ngi doon xeex loolu amul parce que lu toll ni Abdou Aziz di yàq ngontal sëñ Babacar loolu rafetul sax si dëgg-dëgg rafetul voilà lii daal la cas bi dem. donc monsieur Abdou Aziz nga dëkk Niangue ma ñoon laay nekk jeune dëkk Niangue. Niakoulrab pardon mu dëkk Niakoulrab ñu yëgoon tamit moom kan bi nga xamante ni mooy Niangue que yéen woon sa négociation pour coaliser. coaliser boobu amul ñoom ñu ànd ak monsieur le maire est-ce que loolu da nga leen si jàppal rancune ou pas. déedéet ñooñu sumay rakk lañ gis nga ñaar ñooñu tudd vraiment sumay rakk lañ ma seqee ak ñoom ay relations yu extraordinaire ay relations yu rafet yu baax yoo xam ne man jàpp naa ne man li xam ne seen mag laa jàpp naa ne buy yàqu du jóge ci man dañu nekk nag ci politique ku ne am nga droit xool fa nga bëgg far nga far fa parce que tamit damay faral di wax ne gis nga ku ñëpp àndal amul loolu bu doon am yonent bi moo koy am te yonent bi amul loolu sallallahu alayhi wa sallam kon diw far naak man ak diw farul ak man franchement ku ma xam man laa wax ku ma xam Abdou Aziz di nga xam ne man du ma nit kuy am haine wala rancune man daal li ma bëgg mooy nit ñi am jàmm am xéewal nit ñi dox commune bi dox mais vraiment aw ma benn rancune ci ñoom ndax ñoo bokk daal ñun ñëpp ñoo bokk politique bi moo ñu boole rek mais gis nga tey bu politique passé wu ne ñun nga fekk ñuy naanandoo ataaya ak waxtaan ak dafa rek kon rancune mënul am foofu. man bu doon ay intérêt personnel fa may liggéeyee man yortu naa ne lu may am rek fa laa ko séntu te yàlla bàyyi moo si nag ku ma xam-xam nga ne yàlla bàyyi moo te sama fort xam nga mooy la lu ma ñàkk mën naa ko moom mais man ak ñi ma jiital ñoo dul toog di seetaanati benn groupe bu restreint benn groupe bu ndaw nekk fii
gérer maire bi def lu leen neex loolu moom dootuñu ko si daal parce que nag foo dëkk juddoo fa yaroo fa waroon naa ko kenn gën a tàmbali ndax bu doon lu ma am rek fi may suturloo mu néew mu bari maa ngi fay jëlee sama wërsëg te lu ma ñàkk mën naa ko mën kon yaakaar naa ne ay intérêt dugalu ma ci commune bi pour mën a gérer samay business ci côté foncier pour mu gën a avancer déedéet. donc toujours côté foncier boobu étant promoteur immobilier mun nga yëkkati sa loxo ne mosoo laalee wala mosoo am benn titre foncier boo xam ne mos nañu la si tur. su ma la fa ca kaw ñëpp a may dégg 2011 laa si dugg jusqu'à nos jours ba tey 2021 10 ans mosuma jaay nit parcelle mu am problème mosuma jaay parcelle bu jàmbur mosuma taxaw gendarmerie wala police wala tribunal nit yóbbu ma fa parce que damaa am moom problème foncier te nag bi gën a garaaw suma commune laa nekk mosuma fi am lotissement boo xam ne ci waa mairie ñoo ma ko jox mosul am toujours ma wax aw ma benn avantage bu ma sa jógee si mairie Tivaouane Peulh jëm ci man amul ma koy wax ñépp di ko dégg kon foncier bii ma nekk yàlla suñu borom xam nga dañ naan yàlla du tëj buntu tëj fenêtre olof mooy wax loolu ndax boo dëkkee ci commune te mosoo fa am benn lotissement en tant que immobilier boo ko waxee sax dina jaaxal ñu bari waaye nag yàlla dimbali na ma ba vraiment maa ngi doon liggéey ba mën a yegg si fii tey fii ma yegg si waaye sama loxo sa kaw man je suis blanc comme neige. waaw xam nga moom nee na def bilan ngoon ñëwagul ñu koy xaar ba xam lan la ñuy wax parce que xamuñu lan la ñuy wax ñun de jàpp nañ ne bilan am ñun loolu lañ jàpp moom jàpp nañ ne bilan am waaw ngoon soo rek nañ xaar ngoon rek bu ngoonee ñu déglu ko ba xam xanaa kuy def bilan di nga wax ne bilan bi bon domaine bi lii lañ ma si alloué lii laa si def lii bon ñu ngi koy xaaral ngoon sore ngoon sore. jàpp nga ni bilan bi mën na am lu muy changé si campagne am par rapport ak la suite au fait par rapport ak mën na ko def déclic ou pas. non man je ne pense pas parce que wax naa la man pour man bilan amul laa jàpp bilan bu ñu mën a exposer population bi ba ñu mën leen topp ñoom pour man amul moo tax ma ne la comme ngoon sorewul nañu xaar ngoon sorewul moom dina wax dinañ déglu ñun ñëpp dinañ xam ban bilan lay indi parce que population bi aussi ñoo fi nekk 2014 ak léegi ñu ngi fi xam nañu fi xew loolu daal ay tontu ci question bi. ñu ngi rafetlu kàddu yi juste dañuy lay demander toujours dañuy dégg sa kàddu nga naan am nga ay partenaires dañu bëggoon partenaires yooyu ngay wax chaque fois ni am nga ay partenaires bu fekkee mën nga leen dévoiler askan bi aussi mën a xam partenaires yooyu yan partenaires lañu. non xam nga comme jotaguma maire bi ma toog fii naan diw mooy sama partenaire diw mooy sama partenaire mais loolu sax rafetul sax ñoom ñu koy dégg waaye li wóor te wóor waxaguma maire bi mais man immobilier bi may liggéey rek mais maa ngi am ay partenaires ay partenaires yoo xam ne mais de taille mais sëñ bi man fa ma départ ak fi ma yëg si ku ne xam ne ne wute na mais wute na waxuma la maire bi mais suma agence bii ma yor rek opérateur économique bii ma nekk maa ngi si ànd ak ay partenaires yoo xam ne mais alhamdulilah maa ngi sant bu baax te ñooñu ak ñeneen ku ne pare na pour maire bi incha allah bis bu ma ko jëlee ngeen ñu ñëw accompagner waxuma ko pour lu neex askan wi parce que man fii laa dëkk du ma fi gan xam nga gan mooy wax ñuy laaj naan est-ce que mais man fii laa dëkk nañu xool sama cursus rek fa ma déparé ak fi ma yegg tey ba xam lan moo ci xew lan moo ci am ak lan laa si réalisé xam nga ñu bari dañuy juwaatle dama koy faral di wax ñeneen ñi ñaan bu ko wax ndax kay dama koy wax Papis maak moom jàmm la ñu seex mu xam ma xam ko bu baax dama la wax ne la ci sama wàllu liggéey muy opérateur économique di suma agence immobilier dama ne mosuma gagné yaakaar naa ne ko ne immobilier xanaa terrassement ngay wax normalement bu war a jóge si commune bi dama ne bu ma waxaat mosuma gagné benn lotissement
boo xam ne le maire sortant Papis Diop moom la mbir mi parce que mouvement la ñuy wax mouvement ku nekk ngi ci biir xam nga tey bu mu wóoroon ne lii may def xaw ma ko wala damay risqué mais dama ci dugg parce que ku ne xam ne élection ça demande beaucoup de moyens te wax naa la na mais kenn financé wu ma samay moyens de bord lay demee te xaalis ni mu nekkee si xol ngay risqué loo xam ne da lay yàqal mais loolu xam nga ne dama ko def gëm ne man fii ma jëm mën naa fa yegg mooy benn et puis gëm ne li may xëccu maak ñi ma àndal mën naa ko doxal ba population bi kontaan moo tax ma dugg ci. ok si question bi waa ñu posé sànq sama confrère bi moom mooy côté foncier ñëpp expérience bi ñu am moom mooy ne que les promoteurs immobiliers yi nga xamante ni dañoo dem ba nekk maire fu ñu jiite jàmbatum suuf dafay bari tey yow nga nekk benn promoteur immobilier est-ce que ñooñu fu ñu jaar yow doo fa jaar loolu mooy sama première question. déedéet du ma fa jaar pare ma pour jaar fa ndax bëgguma fa jaar ndax illégalité bi coono yaa ko wax coono askan bi ci wàllu foncier man damay wax ne mënuma nekk si foncier xam lan mooy foncier wax naa la ko. parce que ku def 11 ans nee naa la aw ma kenn jafe-jafe si foncier kenn muy lu jafe de du ma ne man rek parce que man rek c'est trop dit mais dama ne man maay promoteur immobilier boo xam ne ba ma démarré ba léegi laaluma alalu jàmbur laaluma suufu jàmbur lekkuma xaalisu jàmbur gis nga noonu ma jaare si immobilier ba yegg si fii tey bés bu ma yore commune bi keroog lay raw dinaa organiser waat immobilier bi ba mu nekk ci place am looy moom nga jël ko looy moomul nga bàyyi ko fa cacophonie bi dinaa ko fi jëlee ba soobee yàlla. beneen camp beneen mooy camp Benno Bokk Yaakaar yow da nga bokk si ñi nga xam ni ñoom la ñuy gën a dóor quoi en d'autres termes ñi nga xam ne ñoom la ñuy gën a attaqué à votre avis lan moo waral loolu ndax di ngeen am ay problème personnel wala lan moo nekk seen problème yéen ba nga xam ni ñoom pratiquement dañ fiy bàyyi yenn candidat sax mais yow da nga bokk si ñi nga xam ne ñoom ñoo leen gën a dóor lan moo andi loolu. parce que dañ maa xam yoo xam man maay kan xam nañ samay compétence xam nañ sama mën-mën xam nañ su ma nee ñuul na day ñuul xam nañ bu ma nee weex na day weex xam nañ may kan xam nga man nag nekk ma fi wax naa man duma politicien man je suis récent dans la chaîne politique bi ma si duggee yàggul mais ñoom camp bi ngay wax mais xam nañ ma de boo gisee coow li bari Abdou Aziz xam nañ Abdou Aziz mooy kan te incha allahu rabbi njort naa ne Abdoul Aziz mii ñëw ñu naan dafa prématuré fan nga gisee koo xam ne dafa ñëw rek jël maire bi loolu mosul am xalaat naa ne ren lu ñu xaaru dina ñëw mooy Abdoul Aziz dina ñëw jël maire bi bu soobee. dama mun jël madame Faye ICP mu wax benn wax bu daw yaram si poste de santé bu Niakoulrab bi mu ne maternité sax amu fa. que c'est comme ça qu'on l'a dit maternité dañuy simuler benn salle noonu ba def fa maternité. yéen yow nga dëkk nekk doomu Niakoulrab di dund loolu yow d'abord yàlla su la dimbalee ba nga nekk maire lan ngay def pour poste de santé bu Niakoulrab bi déjà. sànq maa ngi dégg ngay wax ay centre de santé mais tout le monde sait que centre de santé nekkul domaine pour maire domaine u état la donc yow en tant que maire soo su la ko yàlla defee yow nan ngay def pour le poste de santé bu Niakoulrab. li may jëkk a def ci poste de santé Niakoulrab mooy defaraat ko d'abord parce que poste bi fu mu nekk man dama jàpp ne biñ koy def dañ ko waroon tabax en hauteur comme ñoom amaguñ espace. xat na lool te répondre aussi ak population parce que Niakoulrab dafa rëy du dëkk bu ndaw dama ne man bés bu ñu dénkee maire yi poste de santé bu Niakoulrab bi yi may samay priorité li may jëkk a defar ci ko mooy yaa ko wax léegi parce que santé si domaine transféré la bokk dinaa boole budget santé
ak fu ma mën a jëli alal moo xam ko bu baax boole ko du ñàkk loolu rek nag laay wax parce que ñàkk nga ma posé si lay tontu ndax commune bi man moo ma tax a jóg dama ne la wàllu santé man Abdoul Aziz bëgg naa bis bu ma jëlee mairie problème mu santé jeex bëgg naa ko ndax xam naa ne état loolu la bëgg état dafa bëgg maire yi liggéey parce que loolu mooy may jàmm le président Macky Sall mooy maire yi liggéey te maa ngi lay wax ne la bés bu ma jëlee maire bii wallaay yuux yi dina wàññeeku incha allah ndax lépp lu askan wi moom dinaa ko bàyyeeg ñoom man lu ma am ma dolli ci pour defar bu soobee maa ngi sant ñi fi teew yëpp di sant waa commune yi Tivaouane Peulh Niaga ñëpp aussi ndax bu may sonn maa ngi leen ñoo tax di leen gërëm bu baax di wax ne gis naa askan wi ni ñu ma fonkee ni ñu ma bëgg ni ñu ma toppee waaye nag du man yàlla mooy def loolu di sant ñi nga xam ne ñoom laay liggéey loolu muy le mouvement ànd defar suñu gox ñooñu maa ngi leen di beral sant spécial parce que vraiment sonn nañu lool amatuñu guddi amatuñu bëccëg di sant aussi sama staff bu baax ndax damay faral di wax ne ku ñeme dañ laa dëy te kenn rek mënul dara kon ñoom ñoo ma doole di sant aussi waa ñàgg ga nga xam ne fa laa jógee nii tey askan wa bëgg ma lool ñàgg mënuma leen fay maa ngi leen di sant bu baax di sant waa Tivaouane Peulh boo limee juum waa bënn ba saf ko ñëpp daal maa ngi leen di sant ndax fu ma dem dañuy yàkkamti lool pour mu ñëw kon commune Tivaouane Peulh ñàgg mënuma leen fay maa ngi leen di sant bu baax a baax ñëpp nag ñëpp bàyyiwuma kenn di woote aussi élection yi ñu jëm jàmm laay woote violence bi ku ko daan def bàyyi ko bu nekkoon ci di préparer di ko def bàyyi ko mu egg suuf ndax nit mënul gagner dara ci violence baaxul ndax nag bu lépp weesoo ñun ñuy xëccoo ñëpp ñoo bokk ñun ñëpp am ay relation du ñu ay noon ay adversaire leen rek si local yi ñu jëm 11 candidats yëpp laay wax nag ku nekk daal na nga wax ña nga àndal ñu indi jàmm man na jàmm laay woote moom laay woote tey moom laay woote bu élection yi passé ndax man kenn xaw ma ni du fitna ku ma xam nag laa wax je défie quiconque kenn xaw ma si fitna kon man jàmm rek laay woote ndax yaakaar naa ne commune bi si jàmm rek dañ ko mën a liggéey te incha allah dañ ko liggéey si jàmm. maa ngi remercier aussi la presse locale bu baax ndax nag gannaaw yàlla fu ñu yegg yéen la ndax yéen a koy wane te yéen aussi ñu bëgg gox bi ngeen ñu bëgg askan wi ngeen nii ñu leen di déplacé daanaka joxuñu leen dara lu ko jar dara muy man muy sama morom mais bëgg seen liggéey bëgg commune bi bëgg àddina bi yëpp xam commune Tivaouane Peulh Niaga moo tax ngeen di sonn kon yéen jar ngeen jaajëfal maa ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaan aussi xéewal ci yéen di ñaan seen organes yi yàlla na dem ba na ngeen ko bëgge mu yegg fa li daal maa ngi koy ñaan di ñaan commune Tivaouane Peulh Niaga yàlla na fi yàlla def xéewal yàlla na fi yàlla def sutura yàlla na fi yàlla def émergence bu bare waaw incha allah dinañ ko jëmee rek maa ngi leen incha allah après le 22 incha allah dinañ ko jëmee rek bés booy def conférence de presse di ngeen fa nekkaat incha allah